salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ñëw suñu deuxième partie muy histoire le visionnaire, le réformiste, l'homme qui a libéré le Fouta, mooy le leader de la révolution du Fouta ki ñu wax Thierno Souleymane Baal. Thierno Souleymane Baal waxoon nañ ni mi ngi judd ci 1720 ci première moitié 18e siècle. xam ngeen 18e siècle mooy siècle des lumières, siècle bi nga xam ni nii Europe ci la yeewoo, ci la commencé intellectuel yi commencé fipp di andi seeni xalaat. donc ci jamono jooju la Thierno Souleymane Baal juddu ci Bodé, village bi ñuy wax Bodé dans le Lao ci département actuel Podor, actuel département Podor. alors Thierno Souleymane Baal doon xeex ñett muy benn dog bu mu jaami, maanaam noot yu ñu noot askan wi. mu ne régime dynastique bi dafiy jóge, mooy buur di donnante nguur da ciy jóge. beneen xeex bi mu doon xeex mooy buur bi nga xam ne nii moo doon jógee Mauritanie, naar yi daan ñëw mu jógee Mauritanie dugg Fouta di jël ay impôt li ñuy wax mbuddu xorma, mu tolloon ci 5 kilogrammes or boo koy xayma jamono ji ak benn esclave. ak tubaab yi nga xam ne nii dañ daan romb ak seen i jégg, c'est-à-dire romb ak seen i caravane di ñëw Fouta jàll ba Bakel di fi jënd esclave. donc moom moo abolir esclavage ci 1776. moo tax Jérôme Pichon de Villeneuve mu ngi koy wax, moo nekkoon maire wu Paris, def na benn discours ci assemblée nationale ci 1790 ci Paris, muy wax ne muy cité Almaami Abdou Khader Kane. Almaami Abdou Khader Kane moom moo nekkoon premier Almaami ci Fouta, nekkoon borom xam-xam. te moom sax bi ñuy tànn Almaami bi Thierno Souleymane Baal waxee critères yi nga xam ne nii yi ma limoon ni moom ngay am mën a nekk Almaami, na nga jàng, nekk kuy seetantal, ku jub, ku màndu, kuy liggéeykat, nga xam ne liggéeykat nga, am xam-xam. ñu ne ko yow critères yi nga wax mi ngi ci yow, kon yow la ñuy fal yow Thierno Souleymane Baal. mu ne déedéet, man soldat laay doon. kon critères yooyu dem leen wër ko xool ci ku mu nekk. donc biñ ko defee Abdou Khader Kane lañ njëkk a fal mu nekk Almaami, mu nekk premier Almaami ci Fouta. donc Jérôme Pichon de Villeneuve mi ngi cité ne moi Almaami, je refuse les présences de la compagnie, je prescris la traite de mes sujets, j'interdis le passage des caravanes d'esclaves dans mon état. kon gis ngeen déjà 1776 Thierno Souleymane Baal, Almaami Abdou Khader Kane tere nañu li ñuy wax esclave yi nga xam ni mooy abolition de l'esclavage. ñoom tere nañu jënd jaay ak jaam yi nga xam ni dañ leen doon jënd di leen jaay. waxoon naa ni 1776 tey booy xool première abolition de l'esclavage tey mooy les Quakers ñu nekk Philadelphie, mais 1789 révolution française ci la am. kon mbokk yi Thierno Souleymane Baal ci 1776 teg na benn réforme, teg benn institution, teg benn règle de fonctionnement de bonne société, de fonctionnement d'une société, teg règle de bonne gouvernance, teg benn constitution. ñu ñëw ci recommandations yi 10 recommandations yi nga xam ne Thierno Souleymane Baal teg na ko pour organiser les affaires de la cité. bu ci njëkk dafa wax ni le Fouta est un et indivisible. mu ne Fouta benn xeet la te kenn du ko xaajale. lu tax mu wax loolu, xam ngeen ni Fouta mbex mi da ko xaajoon en deux, mooy fleuve Sénégal dafa xaajoon Fouta en deux. mu ne benn famille lañ, kon fleuve bi du ñu xaajale, ñun ñëpp benn lañ. te xoolal contexte tey, boo xoolee tey Fouta boo demee tubaab yi gannaaw Thierno Souleymane Baal ñëwaat nañu ba xaaj Fouta en deux, ñii ay Mauritaniens lañ, ñii ay Sénégalais lañ. xoolal li dal Sénégal tey, Gambie benn réew la ci biir Sénégal te benn famille lañ. mais le visionnaire Thierno Souleymane Baal moom amoon na vision boobu ci 1776 ba délimiter Fouta, ne Fouta lu dalee Dagana ba Njorol, Ayrengal ba Ferlo ba lépp ci Fouta la bokk. kon defoon na situation géographique Fouta defoon na ko déjà, mooy première règle bi mu teg. deuxième règle bi mu teg mooy, donc deuxième règle bi mooy
l'égalité de tous devant la justice mu ne ñëpp a yem ci kanamu yoon. kon xool leen Thierno Souleymane Baal 1776 xam ngeen ni Rousseau Jean-Jacques Rousseau mi ñuy tiitaroo mu teg le contrat social nga xam ni tey ñu ci bëri ci la ñu sukkandiku ci wàllu politique mu waxoon ni tous les hommes naissent libres et égaux en droit mu ne ñëpp a tolloo tous les hommes naissent libres et égaux en droit ñëpp a tolloo ci wàllu yoon Thierno Souleymane Baal teg na ko bu yàgg. troisième règle bi mu tegoon mooy mu ne bu fekkee ni ci village yi wala ci province yi dafa am problème askan wi am problème seen biir wala am ñu fa am problème donc fu ñu koy régler mooy ci chef de village bi la ñuy njëkkee wala ci province bi ki jiite province bi ci la ñuy njëkkee régler ko ci nag ci teg ko ci prescription islam maanaam ci charia lañ koy teg. kon boo seetloo mbokk yi kon loolu mooy kon jamono ji tribunal de première instance. gis ngeen sax jamono yi ci village yi boo demee problème bu amee balaa ñuy dem tribunal ak feneen fi ñuy njëkkee mooy ci chef de village bi kon Thierno Souleymane Baal déjà moom teg na loolu ci 1776. troisième règle bi kon ñetteel bi gis nga ni kon àtte bi neen nañ ko teg ci charia maanaam ci yàlla ni mu wax ni noonu la ñuy àttee suñ borom yonent bi ni mu wax ni noonu la ñuy àttee nañ ko àttee noonu. maintenant quatrième bi mooy bu fekkee problème bi dafa gën a yaatu mooy bu fekkee ni ay conflit la yoo xam ne nii entre les collectivités voisines la mooy gox yi bu fekkee dañu am problème boo xam ne problème bi moo gën a kawee donc dañ koy yóbbu ci almaami ba. almaami bi nag am na ñi nga xam ne nii ñoom la féetale wàllu àtte ñi nga xam ni dañoo jàng charia seen xam-xam màcc ci loolu ñoom la teg seen wet bu problème amee ñoom ñoo koy àtte teg ko nag ci àtteb charia jox maanaam te bu ñuy àttee nag kii moom dëgg la ñuy jox dëgg ba. donc mbokk yi juróomeel règle bi nga xam ne ni Thierno Souleymane Baal teg na ko mooy bu fekkee ni dañ laa àtte ci village yi wala ci province yi àtte bi des na laa doy nañ la àttee gis nga nii des na laa doy kon yoon may na la nga ñëwaat ci almaami bi ca kaw ñu xoolaat mbir mi àttewaat ko teg ko ci yoon. kon gis nga ni loolu moom mooy appel jamono ji da ngay gis ku ñu àtte mu ne àtte bi doyut mu ne na dugal benn recours def appel. kon gis ngeen ni mbokk yi Thierno Souleymane Baal 1776 xalaat na loolu bu yàgg teg. juróomeel règle bi nga xam ni Thierno Souleymane Baal teg na ko dafa organiser Fouta ne impôt parce que ku ci nekk bu fekkee am nga benn xaalis wala ngay bay am na loo xam ni mooy asaka da nga ko war a jénne. asaka boobu organiser na ko ba nga xam ni nii asaka bi ñuy jénnee asaka boobu dañ koy teg ci loxo kenn ci nguur ga lañ koy teg nguur gi xool nam koy séddalee ci askan wi teg ko def ko ci loo xam ni tamit nguur gi bu koy teg da koy teg ci foo xam ne nii intérêt général la da ciy def loo xam ni intérêt général la. kon asaka bi ki ko yeeyoo lañ koy jox d'abord te bu fekkee toll na nenn ni dañ koy jël defar ci loo xam ne nii ñëpp dañ ci bokk ñëpp dañ koy bokk ñëpp dañ ciy jëriñoo. juróom benneelu règle bi mu teg mooy nee na almaami bi nga xam ni fal nañ ko ci Fouta moom mooy le responsable de la défense du Fouta donc kooku moo yor kaaraangay Fouta képp koo xam ne nii citoyen la dëkk ci Fouta donc kaaraangeem mi ngi nekk ci ndoddu ki nga xam ne moo jiite Fouta muy almaami bi. donc huitième règle bi mooy juróom-ñetteelu règle bi mooy mu ne jirim yi nga xam ne ay bàyyi lañu amuñu seeni ndey dafa gaañu wala seen bàyyi dafa gaañu ndaw ñi ak mag ñe màgget ñi donc mooy troisième âge bi donc ñooñu képp koo xam ne nii dëkk na Fouta rek yoon la nga protéger leen sàmm leen bàyyi leen xel bu baax. gis ngeen vision bi Thierno Souleymane Baal amoon néew ji doole yi mooy ñi nga xam ne ay jirim lañ nga xam ne ay xale lañ ak màgget ñi nee na képp koo xam ne mi ngi Fouta rek yow da nga war a sàmm kaaraange ñett ñooñu nga bàyyi leen xel. moom lay wax ne protéger les enfants les orphelins les enfants et les vieillards. Neuvième règle bi mooy juróom-ñeenteelu règle bi mooy titre royal bi mooy saltige dootul amati titre bu muy porter léegi mooy almaami nag mooy ki nga xam ne nii mooy chef bi mooy jiite. fukkeelu règle bu mujj bi mu teg nag mooy ki nga xam ne nii almaami la ñu koy fal mooy le collège des grands électeurs
ginnaaw bi ñu tegee critères yi ñoom ñooy saytu critères yi ba xool ku yor critères yi ñu dem jëli la ne la kaay gis ngeen ni premier almaa bi mooy Abdou Khadir Kane dañ koo dem jëli. kon nguur doo ñëw ne jox leen ma man maa am doole maay kii waaye dafa am critères yoo xam ne dañ koy teg d'abord ñoom dañoo teg critères ne critères yi fekkee ni gis ngeen ni am na ku ko remplir na ñëw posé wu candidat nag léegi dafa am ñoo xam ne le collège des grands électeurs ñoom ñooy toog mooy ñiy jógee ci 6 provinces su Fouta yi ñoom ñooy toog xool ko saytu ko tànn ci ki nga xam ne ni moo gën élire ko mais buñ ko tànnee ba pare nag ki nga xam ne ni mooy entériner décision bi mooy le congrès des Foutanké donc ñoom ñoo koy entériner. kon gis ngeen ci 1776 Thierno Souleymane Baal donc xam nañ ni donc souverain bi mooy peuple bi la souveraineté appartient au peuple. kon mbokk yi gis ngeen ni lii doon na benn organisation politique bu extraordinaire boo xam ne nii tey gis nga ni suñu université yi li ñuy jàngale mooy Jean-Jacques Rousseau la ñuy jàngale contrat social. kon gis nga ni ñun li ñuy jàngal mooy institution française jàngal la histoire du droit te li ñuy wax contrat social bi nekk ci Jean-Jacques Rousseau tey Sénégal 1776 Afrique 1776 am na koo xam ni nii teg na benn institution boo xam ne nii teg na benn règle boo xam ni de fonctionnement d'une société boo xam ne nii tey da ngay dem ci université yi doo ko fekk. kon mbokk yi li moo tax ñu andi histoire u Thierno Souleymane Baal duwul sax gën a xam ay ndaw lañ rek di yër di gëstu gis ni responsabilité la ci ñun ñu partager li nga xam ni tey ñu ngi koy gis ndax ñu xam ni am na ci suñuy réew Afrique dans nos pays dans nos sociétés ci suñuy village suñuy gox amoon na ci 1776 yoo xam ni ay kilifa yoo xam ne nii ay intellectuels yoo xam ne nii taxawal nañ siggil nañ Sénégal ba teg ay institutions yoo xam ne ni tey war nañoo ressourcé waat delluwaat suñu histoire gëstuwaat suñu histoire xamaat suñu maam yi ci yan tànk lañ tege woon ñu tege ci. ndax daf may jaaxal nga jàng ba dem université mosoo dégg wala amul ci benn manuel ci benn programme boo xam ni dañ ciy bind Thierno Souleymane Baal ki nga xam ni mooy révolutionnaire bi mooy visionnaire bi teguñ ko ci benn œuvre maanaam teguñ ko ci benn école boo xam ni primaire waroon nga xam Thierno Souleymane Baal mais xañ na complexe bi kon mbokk yi nañ génne complexe bi ñun delluwaat ci suñu histoire u démb xoolaat suñuy maam nañ daan doxalee ñu bañ ñoo nax ci ay Jean-Jacques Rousseau ci Spinoza ci Hobbes ci John Locke ñooñu 18e siècle bi nga xam ne nii siècle lumière boobu Thierno Souleymane Baal jamono jooju moom teg na lii. kon mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant duwul nag gën a xam wax dëgg yàlla ma waxat ko kàddu yi bu fekkee am na njumte ñu ngi ciy jégal bu baax bu fekkee am na lu ci jub xam ne la suñuy borom la seen mbokk la seen xarit Mamadou Dieye moo bëggoon a partager ak yéen di mu histoire Thierno Souleymane Baal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh